asalaamaaleykum mbokki Bambey TV bu ngeen gisee lii ngeen xam li xew balaa boobu seen mbokk seen ba xarit Fatima moo ñëwoon di leen dégtal xew-xew bi am tey bu ngeen gisee décor bi ngeen xam ne tey ñu ngi kër honorable Aïda Mbodj, membre fondateur de son parti AND, mais également membre représentante, n'est-ce pas, de la conférence des leaders au niveau de Yewwi Askan Wi. bu ngeen gisee lii nag ngeen xam ne ñu ngi biir këram di dalal gan goo xamante ne du gan gu ndaw gan gu rey la ñu naan ko El Hadj Kane ki nga xamante ne mooy membre fondateur de l'APR au niveau de la commune de Bambey ki nga xamante ne moo njëkk a dalal président de la République dans Bambey ki nga xamante ne service am nekkoon lieu de rencontre, n'est-ce pas, de l'APR ki nga xamante ne amul lu mu deful, n'est-ce pas, si APR moo ñëwoon tey kër honorable Aïda Mbodj pour def déclaration de ralliement au niveau, n'est-ce pas, de la coalition de Yewwi Askan Wi. kon ni ngeen ko gisee mbir mi ngi mel ni mi ngi jéem a tàmbali kon ñu digtal leen mbir yi ngeen seetaan ko ñu ngay saafonte El Hadj Kane ma ngay saafonte ak Aïda Mbodj honorable ak ay militants wam les militants, n'est-ce pas, de Yewwi Askan Wi ku ne Yewwi Askan Wi nag ne le regroupement, n'est-ce pas, d'un certain nombre de partis politiques, à savoir le parti PASTEF de Ousmane Sonko, le parti PRP de Déthié Fall, mais de Taxawu Sénégal de Khalifa Sall. may nga de Khalifa Sall ku ko gis xam ne kon bu ngeen déggee bruit bi y a les représentants de tous les leaders politiques de la commune de Bambey et pourquoi pas, n'est-ce pas, du département de Bambey. kon nag mën nañ jàpp ne El Hadj Kane ñëw na ak doole bruit yi ngeen di dégg mi ngi nii mi ngi noonu bu gis lii xam ne xew-xew bu rëy moo am Bambey tey parce que El Hadj Kane comme niñ ko waxee sànq nekkul ku tuut ci biir APR mais également ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar au niveau de la commune de Bambey nee nañ moo nekkoon koo xamante ni il est le fondateur de membre fondateur, n'est-ce pas, de l'APR au niveau de la commune de Bambey. À un moment donné, son lieu de service moo nekkoon lieu de rencontre de tous les membres de l'APR. kooku aujourd'hui moo ñëw rejoindre honorable député Aïda Mbodj et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi au niveau, n'est-ce pas, de Bambey. D'un moment à l'autre, on va procéder peut-être à la déclaration de El Hadj Kane. gis nga ànd nag mbooloo mu takku ñëw fekk si bu honorable ni ngeen gisee mbooloo mi kon nag xam ngeen ni mbooloo mu takku la góor jigéen mag ndaw toutes les couches sociales sont présentes ñoo ko accompagner aujourd'hui mu ñëw rejoindre l'honorable député Aïda Mbodj et membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. te ku ne Yewwi Askan Wi ne Ousmane Sonko ku ne Yewwi Askan Wi ne Déthié Fall ku ne Yewwi Askan Wi également ne Khalifa Ababacar Sall ku ne Yewwi Askan Wi doo bàyyi ginnaaw ki ñu naan Habib Sy. donc il y a énormément d'autorités yoo xamante ne ñoo composé la coalition Yewwi Askan Wi. kon sans plus tarder on va procéder, n'est-ce pas, à la déclaration. Il y a l'entrée de bis bi nag li ko wundu tey mooy dañoo am tey gan goo xam ne nii dafa nekkoon ci parti APR bekk Benno Bokk Yaakaar nga xam ne tey buñ koy tudd Bambey moom moo ko fi dalal gan gi ku ko xam Bambey xam ne ndaanaan ku ko am ñàkk am ko moo gën ñàkk ko kooku mooy kan El Hadj Ousseynou Kane nekk tey membre fondateur Benno Bokk Yaakaar
tey Macky Sall bu osé woon dugg Bambey El Hadj Kane mii moo taxoon. tey kon suñ demee jamono di dox ba mu ñëw ak conscience tranquille am xool tey ñëw rejoindre yaayam rejoindre ànd saxal liggéey rejoindre la grande coalition Yewwi Askan Wi wàllu Sénégal kon tey El Hadj ñoo ngi lay wax dal ak jàmm ak sa délégation bi nga àndal. xam ne sa kër nga ñëw say frère nga fi fekk say sœur nga fi fekk say tante nga fi fekk say yaay nga fi fekk te ñun am nañ tey mbégte lool bokk ak yow tey jataay bii. mu fekk fi frère am Maawo Ndiaye nekk ak moom même situation Maawo aussi samp na fi APR xeexal na leen fi tey moom it moo ngi ñëw toog fii accompagner ko. El Hadj mu ànd ak une forte délégation composée de jeunes de vieux de femmes de garçons de filles ñëpp tey ñëw accompagner ko. madame la présidente bu ñu demoon fayal tey bi ñu taxawee waxal jàmm ñëpp muubu woon bëgg a ñëw oto yu ñu yóbbu woon rek mënoon naa fees ñëw ñun ñëw mujj limité ko oto yi am demaat une deuxième voyage indiwaat nit ñi ñëw. kon El Hadj waa koñ ba yëpp mag ña sax ña fa des bëggoon nañoo ñëw amoon nañ envie tey accompagner ko ci bisam bii. donc El Hadj ñoo ngi lay wax dalal jàmm di nuyu suñu papa yii nga àndal sëñ bi Ndiaye ñoo ngi lay nuyu di nuyu Baye Mor Samb di nuyu sëñ bi Guèye ak Serigne Badiane mii nga àndal. ak jeune fille yi nga àndal ak garçon yi nga àndal Baye Mader ñun ñëpp Cheikh Faye ñoo ngi leen fii gis Petit Loum vraiment ñëpp ñoo ngi leen kii xëy na El Hadj bu demee dina gën a lim délégation bi mais ñoo ngi lay wax ne tey am nañ mbégte ci dalal la di la wax dal ak jàmm di ñaan ci barke Serigne Touba yaakaar bi nga am ba ñëw fi yàlla nga fi am lu raw sa njot lépp loo fi yóotu yàlla nga ko jot ci barke Serigne Touba sa rakk laa bu ma la ko ñaanele mën na laa dal te maa ngi koy ñaan ci barke taw bii lépp yaakaar ji nga am ba ñëw fi yàlla nga fi am lu romb sa njot barke Serigne Touba ñoo ngi lay wax dalal ak jàmm di commencer cérémonie bi di jox kilifa yi ku fi nekk rek waaw ñu jox sama yaay kon moom it mu dalal ko ubbi ko ñaanal ko. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen sant di leen balu àq di leen baal àq di nuyu nag honorable député Aïssatou Mbodj ndax lu njiin njaaga mooy njaag ndax lii lépp mooma mooy yaa ginnaaw ba ku ko gis sopp ko bëgg a ànd ak moom Yewwi Askan Wi nag ku bëgg a dem daal di nga ci ànd ku bëgg a dem xaw ma nag ku bëggut a dem waaye ku bëgg a dem di nga ànd ak Yewwi Askan Wi ndax Yewwi Askan Wi kat moom la ñu yaakaar ci mu wàññi nu lépp ndax fi mu ne kat sonn nanu lool ceeb bi seer na diwlin ji seer na faju seer na lépp seer na te nag am nu ci yaakaar lu Yewwi Askan Wi maa ngi nuyu sama doom ji kan Jàllo yàlla dalal jàmm kan yow maay sa yaay ndax maa ngi Mari Jóob a bokk ndey noo bokk ndey ndax sunu ñaari maama bokk ndey ak baay kon yow maay sa yaay kan te nag diw baax na na ko bokk ya wax macha allah kan baax nga ci sa ndey baax nga ci sa baay baax nga ci say rak baax nga ci nun kon nag kan dalal ak jàmm boo ñëwee ci sa yaay ji wallaahi doo ko réccu de te nun ñii nga xam ne noo ci nekk ba nga ñëw fekkaat nu fi kan nun danoo am kontaante am fierté bu baax a baax a baax a baax a baax a baax noo ngi lay sant bu baax noo ngi lay gërëm jërëjëf kan jërëjëf yàlla na nga yàgg ak sa ndey ji ba am ci lu kawe sa njorot gàtt kon nag ñu continuer cérémonie bi rek jox sëriñ Oustaz Cheikh Ndiaye mu gën a dolli ñaan ci jataay bi gën a dolli ñaan ci ànd bi bu amee ay kàddu boole ko ci ñu dool a jox suñu bàyyi Mor Samb moom it mu tàbbal ci kàddu sëñ Cheikh Ndiaye. auzu billahi samil alim min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidi saadaati bani jinsil bashar muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kasiran daiman abadan ila yawmi din
mbokk yi fi daje asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen baalu àq di ñaan yàlla daje bi yàlla na ci yàlla def lu kawe suñu njort yàlla na ko yàlla gën a yàggal te yàlla na ko yàlla saxal. yàlla dafa dogal nag dañu ànd ak suñu jarbaat muy Ousseynou Kane nga xam ne wax dëgg yàlla dafa nekk koo xam ne suñu jarbaat la ci boppam waaye tamit man daf ma def confident def ma itam conseiller am def ma itam teg ma daal foo xam ne ñu bari teguñu ma fa nekk ku yaru lool waaye itam ku am gëm-gëm ci lu mu nekk moom la ñu àndal tey mu ñëw fekk ci kilifa gi di soxna Aïda Mbodj ma ñëwee fii itam nag ñaari tànk ginnaaw bi ma ñëwee ndax Ousseynou mii nga xam ne moom laa ànd ak ñëw fi tey ñëw naa itam ngir ndax defe naa ne ku tudd coalition bi di nga tudd Serigne Moustapha Sy Serigne Moustapha Sy man moom laa fi nekkal depuis 1986 la ñu formé Daayiratul Moustarchidine fii ci Bambey ci kër El Hadj Doudou Kébé ma yor ko ba léegi ñu wàcce ma xale yi di doxal suñu coordinateur dina ñëw di ànd ak yéen muy Mamadou Diallo kon ñaari tànk yooyu laa fi ñëwee moo démb bi ma wooyee ci guddi barki démb ne ma dama am fu mu bëgg a dem te il faut mu waxtaan ceeg yow boobu tudd ma woon sax coalition bi tudd ma woon sax Yewwi Askan Wi ma ne ko foofu mais laaj ma ko sax foo jëm ma ne ko nag yow foo tànn ba jëm fa rek man soo ma ko waxee incha allah dinaa ci ànd ak yow ndax ni nga ma def te dañu wax ni koo xamul noo ko def ni mu la def moo tax xamoo noo koy def waaye ndekete fii la jëm si woon man lii de kon min ko illégal xàcc li maanaam def ci ak sotti la yàlla dogal muy lii muy Yewwi Askan Wi te fekk na boobu ñun ñoo ngi ci biir depuis bañ coalition bi tàmbalee ba léegi te ku xam Serigne Moustapha Sy ak Daayiratul Moustarchidine da ngay xam ni seen gëm-gëm mooy lu ñu xas a wax wala lu ñu xas a dugg nañ ci. daañu ko def incha allah te itam duñ ci boole coow ndax dañuy liggéey pour mu noonu pour mu efficacité dans l'effacement. moo tax lu ñu gëm rek daañu ci dugg ba mu dem ci ba mu jeex bu ngeen ñu gisee bu ngeen ñu gisul yëpp ñun ñu ngi ci coalition bi depuis booba ba mu sosee ba léegi te itam du ñu ci jóg li fekk Serigne Moustapha mi ngi si ndax fu mu ñu xooloo rek foofu la ñuy xool lu mu ñu wax loolu la ñuy wax lu mu ñu def loolu la ñuy def fii nag la ñu xoolloo fii la ñu xoolloo fii la ñu defloo fii la ñu liggéeyloo kon lu ñu man daañu ko ci def ku ñu gis itam mu jëm si fi daañu ko encouragé ku ñu gis itam mu aw feneen suñ ko mënee indi mu jëmu fii dinañ ko indi loolu mooy li ñu xam loolu mooy li ñuy def itam incha allah su ko defee lii nag ñun bëgg nañ ci lool ndax moom mi su fekkoon dafa am feneen fu mu doon demit fu dul fii dina ma jaaxal dina ma sonal ndax duma ko mën a bàyyi mu dem kese te man maa ngi fii kon nag su ko yàlla indee fii te muy def ma léppam may léppam yaakaar naa ne loolu mbégte rek laa ci am yal na yàlla gën ko ci saxal te lépp loo xamante ni yaakaar na ko ci ba tax mu ñëw fii yal na gis lu kawe njorto yal na yàlla def ba ëllëg ngeen yor réew mi ci barke Seydouna Muhammad te am nañ ci yaakaar nag am nañ ci yaakaar bu baax a baax kon soxna si sa doom a ngi noonu sa lépp a ngi noonu ñëw na ànd si ak yow nga xam ne ñëw na këram ñëw na itam fi mu war a ñëw ñu ngi la koy dénk bu baax itam nag ñu ngi la koy dénk bu baax xam nañ ne ku yaru la ku gëm lu muy def la ku itam jàmbaare la kon nag defe naa ne boo ñëwee fekk see ki ñuy wax ñu koy tuddee laa liyoon di xaw ma di bawal yaakaar naa ne bu di ngeen war a mën a ànd kon nag yal na yàlla yàggal ànd bi yal na yàlla saxal ko yal na si yàlla def barke yal na yàlla def lu ñuy wut ñu am ko ci lu sedd guy te mu jig réew mi jig leen
jig sa Bambey jub àdduna bi yëpp ci barke Seydunaa Muhammad jarul ñuy guddal ndax mbooloo mi dafa xaw a bari yooyu kàddu rek lañ ci doon sànni ngeen baal ñu àq dañu jóg nii rek ñëw laaj ko dama narum woon ñëw sax waaye mu ne ma il faut nga ñëw te waajuñu woon lu ñuy wax ak lu ñuy def waaw loolu rek moo tax daal ngeen baal ñu àq te tabaarakallaahu ngeen baal ñu àq wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf sëñ Cheikh Ndiaye am na solo kon nag ñu jox suñu bàyyi Mor Samb moom it mu dugg ci kàddu kii ndak day faatu nga jege si. jërëjëf sëñ Cheikh wax bi nga wax neexu laa topp waaye sa yéene yal na ko yàlla dawal ci lii nga fii nuy wut tey man nag damay nit koo xam ne kii bu ma jàppee kenn dama ko dul ba man politique Pam Ndiamé Sène laa jàppan bu dëgër mosuma ko yemaleeg den mosuma yemaleeg leen waaye ba ma ko gisut te xam naa fii ma lii ma wax ñu bari may dégg man du ma wax lu may nëbb du ma wax lu may làq ndax ginnaaw rek kenn nenu ma man Aïda moo ma neex moom laa bëgg bu ko xamee looloo ne ci man bu ko xamul yàlla xam ne moo ne ci man ba keroog gàmmu bis booba moom rek a mën a taxaju keroog daf maa woo ba ma ñëw mu boole maag sama mbokk sama xarit Mor Ngom di sama géer mu yem ma ci otoom nu ànd dem fu sori boobee laa xam ne dara mënta tey li nga am ko ndax ba nu jógee fii kër sëñ Moustapha Waalo lañ dem mu wax ko fa wax ju rëy te sëñ Fallou mooy waajuram sëñ Moustapha Guèye papaam kooku lu mu wax yàlla mën na koo def nu jaar kër sëñ Mabé Guèye wax bay benn ba sëriñ ba nu dem ba nuy dem bànqeem wax bi benn la daal di kóor nag boo bëggee ne kóor boo bañee ne kóor mbaa kon bu ko tudd boo mënta boole kóor Aïda man na maa waat yàlla man lu ma wax mën naa ko waat maa toog man ak sa yaay ci saalam billaahi wallahi talaahi mu ne ma Moor ma ne ko Mbàkke mu ne Aïda sama doom jii de ku ko yéene tooxte di nga ko ca séen doo ko ca séen te yow ne la ca séen nga di ca tëmbeel ma ne yàlla xam ne sa yaay dem na àjjana du ma ko sosal mu ne ma ne ko lu tax mu ne ma yaay lu ma lay toggal yaay loo bëgg yaay loo soxla defar nee bu mel nii yëm ma ci teg ma ci la mbi ni ma ne ma sama doom ji ku ko bañ lonku nga kon man booba mbaat dama ko sukkan ndax lu addis wax ummun rahmun abru rabbun ndey yërmande la baay boroom la am nga yërmande sa ndey yërëman nga ko moom it amoon na sa yërmande joxoon la ko te sa baay gërëm ne la doom nag bu ko bàyyi gërëm ya xaw ma ne ku ñu ngërëmat as ngërëm waaye gërëm dëgg ku sa waajur def nii nga mel rek day mel waxal naa rek ne man bu Pam Ndiamé demee damay ba politique waaye ku ba politique te nekk ci dëkk kon di nga am loo soxla du mu jafe la góor nag baax na jigéen baax na yow li tax ñu ne la gaynde xamuñu ko te doo gaynde sew fit ak sa jom ak sa ngor te dégg nga waaw kumbaay koo xam ne ki ku dégg waaye kumbaam te waaw góor je ngay mujj li nga doon ngar-ngari ci jumaay ji ba boroom jaaji ne waaw kumba xam nga ma xam boroom jumaay ji moo leen waaw kumba ba ngay liggéey ci jumaay ji te nag kii la seet si nag am nga ku mag ku la seet si waaye fekk na fi ku mag ndax lu tax da ngay seet tey maamam kii Aysa Kan ak Buri Kan ak maamam ñoo bokk benn baay Aysa Kan moo jur Balla Aysa mu jur Moodu Sali moom Xaadimal Mustafaa Aysa Kan moo jur Balla Aysa jur Sali Kan Balla Aysa Kan jur Maamoonu Sali nga jëlaat Sali Kan ak Gooñ Kan ñu bokk ndey ak baay Sali Kan moo am te Sali anta Sali moo amaat moo doon Sali Gooñ Kan demal njaageen moo jur soxna Jeng moo jur ma buri soxna moo buri soxna mooy boroom dëkkam njaageen kon tey ki la seet si bete kete la ci Tuubaa bete kete la ci kër Alaaji Maalik ndax sëñ Tuubaa ak Alaaji Maalik bokk ne ñetti bokk du ma politique la waaye dama lay wax loo xam ne dëgg la parce que am na lu boo ko bëggee
dañ ne ku bëgg ci cere gone ni ko yaangu yow nag da ngaa boole yaangu ak dang sexal xele bu la xele séenee dina xam ne kii Aïda Mbodj damay wax ne Alaaji Malick ak sëñ Touba daje nañ ci ñetti nit bu faatoon ba ñu dee lii kenn du gane jamono ndax sëñ Mbàkke Maaram dafa jëkk a dem Afia jël fa ay Afia dem jël fa ku ñuy wax dafa Awañang am ci Ibrahima Awañang jox ko Anta moo jur Anta Ndiaye Mbàkke jox ko moo doon seli mu am te Cheikh Anta ak Afia ak Cheikh Coro ak Cheikh Afia Anta mu doon a dem cekkeen jël fa Farmata si am ci Amadou Farmata jox ko Joosi Ndiaye mu am ci Mati Joosi jox ko Tafsir Démba Bula mu am ci Maam Ousmane jox ko Fawa Dewe li mu am ci Alaaji Maalik yow nga am nag Tiwaawan ba mu doy sëkk am Tuubaa ba mu doy sëkk ku fii kilifa am nga ko ba mu doy sëkk loolu du ci kenn ci yow la. dëgg la ay da yal na yàlla dolli sa jàmm. amiin yaa ko xam yal na nga may te mu oyof tooy te neex lewe doom barke yéen barke si quoi. man de maa ngi sa mbaa ka noonu sa ginnaaw nëbb ma xaw ma li ma wax télé la xaw ma rajo la waaye man ak du ma moom maa ngi sa ginnaaw. jërëjëf Baye Mor kon ñu jox le représentant des jeunes Baye Mader Diack mu wax ci turu jeunes yi day faatu nga jege si yow yaa wax bon asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam fii nii bu ñu fi joxe kàddu dinañ sawara jël kàddu gi te wax naamte nag ay gone lañ mais lu yëngu lu ne la ko yëngale ko ëpp doole fii nii El Hadj dañ lay bëgg a wax la man sax laa lay wax bon ñu ngi leen di xamal ni El Hadj tey da ngaa ñi ko sos indi fi président de la république ci suñu kanam ba nga ko fi indi boobu ñun ñëpp nii leen la toppe woon je pense que sax soriwul heure bii ak heure booba soriwul woon kon li lay wax nii lu ñu fekke la dañ lay wax ni nag ñun ñoo lay dalal parce que fii nii ñun suñu kër la buñ fi ñëw du ñu laajte sax naan fii ak fii ak dañ lay wax nag ni la nga takk gën a la takk sa fit feddali sa laxasaay ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw waxal jàmm nag waxal jàmm xëy na nag jeunesse bi daawoo leen gaaw a dégg ñuy yëngatu ci yu bëri mais amaana dañu gisutoon lu leen jaral lenn li mais yow jaral nga ñu lu nekk ñu ngi sa kanam tey ñu ngi sa ginnaaw suba ak ëllëg lépp loo bëgg ñun ñëpp ñu ngi ci bu ñu amee suñu moyen matériel wala financier wala lu nekk dañuy ñëw jàppale la ca loola pour lan sa réussite kii nii nag moom honorable la Lyon moom li mu war a dootul def dara yow ñun ñooy sa doole léegi yow sasatun la dara loo bëgg rek wax ñu ko buñ ci ñu jéem ci te buñ ci jéemee ñun ñëpp dinañ ko mën foofu rek lañ koy yemale duñ ci sori li ci des nag lu ñuy jëf dañ koy jëf ñu gis ko bon asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di sant leen ko merci Baye Mader wax ji am na solo lool kon ñu wax jox Ndeye Fatou Ndak moom mooy wax ci turu jeune fille yi Ndeye Fatou Ndak moom it Amazon APR la bokkoon xam naa salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant li may wax moom du bëri su may wax ci El Hadj laay wax parce que El Hadj dafa nekk sunu grand bu baax depuis 4 ans moom sama mag ñooy ànd kon El Hadj bu jugee fu muy dem rek ñun dañ koy topp pare naa nag pour lépp foo woote rek man moom maa ngi ko damaa mënta woon a si mbooloo loolu moo tax. merci Ndeye Fatou. daanaka li mu wax la
ne ma damaa dégg hélas kii mu ñëw ndax nag ñun ñëpp xam nañ ne coalition bii ñu nekk mooy dëgg, coalition Yewwi Askan bi mooy dëgg. combat bi nag non combat bi nag li tax ñu dugg ci combat ñëpp la du ko muy ngóor mbiram ngóor jigéen day dal sa kaw. bañ ko yóbbee assemblée dañ ko delloo gannaaw te booba bañ koy yóbbu kuy kilifa diinati dëkk bi ànd nga ci loolu ànd sàmm jikko yi ànd ci ban demee dañ koo refoulé. kon tey bu ñëwaatee di sosaat assemblée war nañoo fexe ñun kilifa yi ak doomu soxna yi ba nga xam ne assemblée bii di ñëw nañ fa am ay nit ñoo xam ne liñ bëgg buñ ko fa yóbbee nañ ko xaati. la ca topp mooy ñun ñii ñëpp El Hadj mi xeex na ti Macky Sall mi falu ba mu faloo dane woon 2 mandats laay def ñun ñëpp xam nañ ne ay pexe mooy def 3e mandat te 3e mandat bu ñu fa eggee lii ñuy lim ci bakkan lu dopp loolu mën naa wadd ndax nit ñi duñ ko may lu ñu mayut Ablaye Wade duñ ko may. bala ñu faa egg nag fii ci assemblée bi buñ ko xañee xalaat moom lu ko génne Sénégal mu raw lay xalaat mais dootul waxati 3e mandat kon ku bañ coow am ëllëg war ngaa jug tey jii xeex pour loolu bañ a am. intercoalition bii nag dafa politique daa bari ay pexe Ablaye Wade ak waa wàllu dañoo déposé jàll parrainage ñu valider leen seen candidature Yewwi Askan Wi déposé ñu valider leen ñu jàll ñoom ñaar ñëpp day opposition war a jàkkaarloog Macky Sall bu doon fukki nit la bu Yewwi jëloon ñett yi wàllu jël ñett yi du juróom-benn kon Macky Sall ñeent lay am te pourtant du tey kon mooy ëpp doole assemblée gars yi nag kon ñun dañ ko bëgg a xañ nañu boole suñu doole wàllu ak Yewwi boole seen doole. boo ñëwee fii ci Bambey di nga fa fekk këyitu wàllu de bu zone di nga fa fekk Yewwi waaye bu ñuy voté benn vote la ñuy doon ndax dañoo bëgg a doole suñu doole. kon fii ci Bambey ku bëgg a voté Ablaye Wade ku bëgg Karim Wade ñibbisi ku bëgg PDS bokkaat ku bëgg leneen ak leneen ci Yewwi Askan bi ku bëgg Ousmane Sonko ku bëgg Aïda Mbodj nii ku bëgg sëñ Moustapha Sy Yewwi Askan bi ngay jël mu doon benn vote ñu boole suñu doole. Yewwi Askan bi boobu nag picc mii lañ koy xàmmee amul këyit amul photo xam nga tax amul photo parce que Ousmane Sonko moo jiitu Aïda Mbodj mii topp ci. Macky Sall xam na ne ñaari ñooñu bu ñu booloo photo Ousmane Sonko nekk ci Aïda Mbodj topp ci ginnaawam kon li mu bëgg du ko am mu xeex ba éliminer liste boobu ne photo sax du ci am li soxna Aïda wax di tey ndekete yoo mooy tax tegtal bi gën a neex fii Bambey ku fi bëgg a voté boo ñëwee photo ba am këyit ba am photo jëlal teg ca suuf boo xoolaat mu am photo tegal ci suuf boo ñëwee ba amul photo am ñaari picc yi boobu mooy bu baax bi nga jël ko. ku bokk ak parti boo bokk ci coalition bi ak wàllu boo mën a bokk carte boobu ngay jël fii ci département Bambey noonu la ñu boole suñu doole foofu laay yam comme notre frère Momar Ndao moom xam nañ taxawaayam maa ngi koy suivre via Facebook ak lépp bokk ci kër gi bon fekkee moo la ci boole ñu may la nga ñëw jël parole loo ci dugal incha allah. bon salaamaaleykum. dama leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant mënuma wax nag bu baax mais par contre je remercie El Hadj bu baax mi nga xam ni occasion bi man bëggoon naa ko bu yàgg nag mais mënuma ko woon am mais à travers El Hadj tey jii yëguma sax waxuma dara il m'a rien dit sama tante moo ma ko wax mu ne ma El Hadj mooy ñëw ma ne ko kon ça fait l'occasion madame. donc c'est un combat boo xam ni man yàgg naa koo suivre yàgg na koo combattre te su ma demee dégg tey jii ne El Hadj jël na décision pour ñëw rek. ça veut dire que loo xam ni gëm na ko kon ma la si remercier di la wax xaw ma bàjjen yaa ko war a wax bienvenue mais ñin dama lay wax bienvenue beneen bi mooy damay wax waa Bambey dafa am loo xam ni ñun xamuñu ko nul n'est prophète ce soir bàjjen Aïda son excellence dama lay wax ni nit ñi xamuñu valeur u Aïda yéen ñag ñi ma fekk fii xam ngeen ko parce que yàgg ngeen œuvre at moom kii ñoo bokkoon sama collègue la il a toujours combattu pour madame Aïda ak beaucoup d'autres personnes mais man dama lay wax de ma part j'ai jamais fait de la politique je l'ai jamais voulu à partir d'aujourd'hui et même bien avant je suis prêt à être le 12e gaynde de Aïda Mbodj wax naa ko via Facebook woote naa ci rajo bi wax naa ko fépp fi ñuy combattre ñun suñu xeex peut-être am na foo xam ne moomee wuñu fa mais ñun li ñuy xeex ñu ngi koy xeex surtout te affaire bi yow la dama leen di nettali benn anecdote dama am ngénte mais ngénte ga yëpp lañ toog ña fa nekk waa Ziguinchor lañ
ça fait 5 ans mais li ñuy waxtaanee yëpp dañ naan Aïda Mbodj Aïda Mbodj moi je me pose la question j'ai dit man li tax ma dëkkat Aïda Mbodj te nit ñi di wax ci Aïda Mbodj te man jusqu'à présent xaw ma Aïda Mbodj bilaay loolu moo nekkoon sama problème. J'ai appelé ma mère ma wax ko mais man dama jaaxal ngeen di li ñu fi toog yëpp Aïda Mbodj et même ce jour-là j'ai appelé madame la maire mu nekk plénière mu wuy ma mais mu ne ma maa ngi plénière jour boobu moo tax moom waxutat waa ngénte la mais boobu dañ ko doon branché mais ñu may wax ay action yoo xam ni madame la maire mu ngi koy def te ñun waa Bambey ñu ngi koy gis te ba léegi mënuñoo xam valeur am ma ne nag non c'est fini j'avais pas pris la décision mais à partir de maintenant c'est bon vous êtes la Lionne de Gaïndé jàppal ni yaay 11 ñun ñooy 12e Gaïndé yi te ñu ngi sa ginnaaw merci beaucoup. merci beaucoup merci beaucoup Momar kon nag sans tarder dañuy jox Mawa Ndiaye. dañuy jox ki nga xam ne mooy Mawa Ndiaye nag ñëpp xam nañ ko merci macha allah. sama jarbaat Mawa Ndiaye. merci beaucoup waaw kon kii mooy Mawa Ndiaye. moom situation bi El Hadj nekk fa la nekk. ku xam APR xam ne ba local yi Mawa defal na fi APR 16 yoo xam ne ba ma fa rombee. dama ko mën koo xool sama xol daa tàng jëm. kon tey Mawa boo ñëwee fii. nañu am mbégte yooyu pour dalal la. waaw salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñi ma fi fekk di nuyu sama baay yi baax yi toog di nuyu Baye Ndiaye nit ku baax la mos nañ seq loo xam ne maa ngi moom ak yàlla la nit ku baax la ci mbiru yàlla nit ku baax la lu mu wax rek jàpp leen loolu dana am ndax wàllu yu la man damaa ko jàppee ndax man la moom ak jibi mii ñu seq loo xamante lu doy waar keroog moo ñëw génn ñu ci jàmm ak salaam kon su ma gisaatee fii xolam de sama xol day gën a sedd sama xel day gën a dal di nuyu Baye Mor Ngone ndax moom mook Pam Ndiame seen la woon ak man ñu ñett la woon cooto ba tey saan dem na tey waaye mel na ne demul ndax la présidente mi ngi fi ndax man Bambey leen rek moom ma xawoon jaaxal mooy dama naan bëre mais après ma naan fan laay mujj li tax ma naan fan laay mujj parce que man li may xaaruma ko ci nit ñi li may xaar dama naan naa def rek Bambey avancé li may xaaruma ko ci président dama naan naa def rek ñu jàppale sama population waaye loolu gisuma ci dara looloo tax ma bàyyi sama loxo jóge fa ma nekkoon ndax xam ngeen ni 2012 ba léegi fukki at la wala fukki at ak benn yi teg élection mosut jot amul benn leader bu mën a taxaw fii ni yëkkati naa million jox ko Mawa wala ñaan si na ma ko amut maa jël suma doole jël suma salaire jël li ma am jël samay oto di dugal ci biir élection yi passé maa jël sama juróom-benn oto dugal ci biir te bu ma ko defoon bu ne location chaque jour dinaa am 500000 mais dinaa jàppale président rek ak yeneen ak samay xarit yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi nekk ay bailleur di ci jàpp ba dernier moment ñu ciy jàpp kon suñ demee ba ñun niñ nekkal xamuñu ko ñun dañuy dellu fañ jóge ndax ba dara du dara kat suñuy baay ba ñu ñëw fii ak suñuy maam am na lu ñu fi indaale te du ngeen ko xañ da jàpp naa ne fii ci dëkk bi nekk na fi ñoo xamante nii ku ñu bootul duñ la boot kon du nangu moo kenn boot ñoo nga màttuñu kon nag bu nekkee ay gor juddu ci gor yaroo ci gor màggee ci gor yenn yi mënuñu ko tax xajuñu ci El Hadj mi sama xarit la sama doomu ndey la tey boo ma xoolee xam ne waaju ma waaye bi ma woowee man juste rek dama ne damay dem këram accompagner ko su ma paree def déclaration loolu laa waxoon mais dafa xat parce que jot amut te ku ne xam nga na nga mëne ku ne xam nga li nga mën moom am na lu ma xam ci moom muy am na fulla am na fayda te nit du ko yeb ñoo bokk ci ko nag suñ la namee ñaan dem ruudi jox la damay dégg léegi mater ni parti bi lu ngeen bëgg lu ngeen namm ñoo ngi ci waaye jàpp leen lu ngeen amoon fukki doole am ngeen ñaar fukki doole tey la xew ci parti bi buñ ko yëgee di ngeen xam luñ mën suñ ko yëgut di mën nañ koo bañ a xam waaye du tee nañ ciy jàpp ndax président Macky Sall kër ma fi ñëw moom mi moo ko dalal ànd ak mbooloo mais nag suñu parti ñun bañ jóge woon dafa dundoo loo xamante nii mën naa ne ku yëg fas yoo yàgg da ngay wàcc daanu sa morom yëg mbaam mi ñun nag duñ fi xaar mbaama non si ñun duñ xaar mbaar lu tax duñu xaar mbaam dañoo am luñ doon ci présidente mi ñu ay waalo ñun
boo ñu dompat dañu dompat la boo ñu dóoree ñu fayu El Hadj mi loolu moo nekk ci moom ndax dara gënu metti nga nekk ci kër nga xëy na damay dem yow donc di nga wéet lool waaye wéetoo koñ ba yaatu na Bambey yaatu na nga xam ni fii sa kër yaay la sama kër yaay la madame la présidente mi ñoo bokk benn maam su naawee ma naaw politique boolewuñu mais Aminata Sarr moo ma fóot moo ma ngénte Aminata Samb la ak Aminata Sarr ca Waalo ca Dagana ma bokk Soxna Jaara Buso bokk Alaaji Maalik kon bokkaat ak Limaamu Laay la Limaamu Laay ku ma ndóoy ak xërigéem jur sama maam ñu bokk benn wen sama papa SCB gi li ñoon di liggéey yàlla dogal mu am ma fi yor suma waajur yor fi ñeneen ak ñeneen kon El Hadj bu am looy tiit bu am looy ragal ndax maire say mii ku jaare jàppale la ndax li tax mu jaare jàppale nit boo koy jàppale danga koy fekk muy jaay légume nga jox ko li nga bëgg waaye doo fekk koo xam ne dafa yori million ba waaj a jeexal nga jox ko soo ko joxee da nga reelu nit ñi maire say mi am na lu muy bañ te am na lu mu bëgg man de jàpp naa diggante ten xab ak làmb jee bu ko yàlla defee li mu koy def dinañ ko tali de day am parce que nit la yoo xamante ni ay produits Aïda Mbodj lañ produit Aïda Mbodj ku ne xam na ko Aïda Mbodj ku ne xam na ni muy doxee loo koy def na leer loo koy wax na leer looy wax ci yow na dëggu maa ko wax fii de dama koy waxaat direct la ñun nag liggéey moo ñu tax a jóg ak jàppale suñu peuple ak suñu population bi ndax suñu demee bay liggéeyal président Macky Sall 10 ans 12 ans ba gañe Bambey gañewaat Bambey tey lu toll université bii tey mënuñu am sax benn cas bu ñu embauché am na ñu naqari man damaa rusoo woo ñi ma naan àndal pour ñu ànd ak man ndax rus naa leen a dig parce que man ñaanuma yàlla nekk ci kaw gileem samay morom bi nekk ci mbaam kii toog maa ko formé maa ko jàngal métier xam na bu baax li may wax suñu yàlla boolee nag ñu ñëw fii nañ yaatalante te muñalante dañu xam ni mbir mi politique la ku ñëw rek yaatal ko ku ñëw yaatal ko dépassé nañ moment bu ñuy dàqe fi déedéet nañ yaatal ñëpp ku ne la nga mën bu samdee na nga ko wone ku ne la nga mën le 31 nga taxaw wone ko ma jële wax ne la nag dëkk bi sanité amu fi de boo di gisee patt geeg muut gii am na lu xaw de non si am na lu xaw xam nga sniper buy visé ba xëy bàyyi foofa pour nga ànd ak moom du yombati parce que da ngay jàppati foo jaar mu lay visé ñu ne sniper la ñuy ñëw xam nañ mbir mi naka la ak fan la ragaluñ fenn ñu ngi seen ginnaaw ba ca kanam ba suba ba le 31 ñu ne wiiw mbir mi gën a neex jërëjëf. merci Mao wax ji rafet na am na solo waaye hélas ci délégation dafa ànd ak koo xam ne nii dafa am solo lool ci mu jël fii kàddu muy Serigne Badiane mi toog mu bëggoon moom it mu dugal fi tuuti kàddu bala ñoo jox kilifa yi ñu tëj waxtaan bi Serigne. ñuy jox kàddu gi Serigne Badiane mu yëkkatee kàddu. auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim kër gi moom xam naa ne duma fi gan moom tey laa fi mos a ñëw mais waaw yàgg naa fi bu yàgg naa fi doxal yàgg naa fi waxal yàgg naa xeexal sama bàjjen Aïda Mbodj honorable waaw moom dañ koy ñaan ca kaw ca kanam rek waaw lu mu yóote yàlla jotale ko ci waaw El Hadj tamit sama doomu ndey la sama lépp la waaw sama mère Fall moom li ma xam na ko moom damay jokkoo moom lu ci bari di wax ak moom lu ci xaw lu nekk rek dañ ciy jokkoo kii kër yàgg naa fi daal waaw léegi moom samay tànk moom mooy jàppale suñu rek jàppale suñu réew jàppale El Hadj mii nga xam moom moo ñu tax a ñëw fii li ko tax a ñëw fii yàlla def ba mu am lu kawe njortam foofu ci li tax ma ñëw fii waaw ndax ñun ñoom amuñu dara lu suñ dëkk bi te ñun ñëpp ay jeunes lañ te ni ko Badara waxee rek nit moom suy xeex suy xeex benn mbir comme li Macky Sall li mu bëgg kat troisième mandat bi mu bëgg nii li ñu ko mën a xeexee pour kii ko nañ am ci jël suñu carte ñun ñëpp xeex ko jël carte bu verte bi voté ko le 31 soobee yàlla ñu ne Yewwi Askan ñëpp kii su ko defee assemblée dootu fa am dara du ko defee li mu bëggoon ci kat kii li mu bëggoon troisième mandat dootu ko amati waaw man moom El Hadj moom sama waay la ñoo bokkoon classe lu muy nas lu nekk dañ ci waxtaan amul lenn lu muy def di waxuma ko lii avant muy ñëw ci bàjjen Aïda honorable dépp waxtaan na ceeg man
moo tax keroog moo gis ci groupe bi dama kontaan ba keroog dama photo dama ko envoyé directement mu ne sa waay foo gis gi ma ne ko man ba ma nekk ci groupe bi tey du yàgg na lu yàgg la moo tax moo gisee mu la gisee tamit dama foo ne ma ñu dem rek dinaa dem musuma ñëw ci réunion wala dara mais sama xol dafa seddu guy waaw yaakaar gi nag yàlla bu ko yàlla tas waaw yàlla bu ko yàlla xam nga moom dama mënul ay wax ci biir nit wante sama xol moo sedd rek moo tax mënu ma ñàkk a wax te il faut que ma wax ci lu yàlla kontaan nañ baax waaw ok jërëjëf merci Serigne wax ji am na solo kon nag léegi ñu jublu ci autorité yi jox Modou waaw d'accord kon nag ñu jox suñu gan kilifa gi El Hadj Ousseynou Kane membre fondateur ex-membre fondateur de l'APR nouveau militant de la grande coalition Yewwi Askan Wi mu ñëw fekk ci yaayam kon El Hadj vous avez la parole. asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa Bambey ginnaaw bu nuyoo ñëpp ñoo ngi jiital sunu nuyoo si parce que ay diine ay jullit lañ sunu ay danoo am ay porte yoo xam ne à chaque fois foofu la ñu war a tàmbalee ñoo ngi sant sunu sëriñ muy sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér nuyu sëñ Mbay si Mansour yàlla na fi yàgg te wér di nuyu kilifa diine Bambey yi nekk fii yëpp kilifa aada yi ak chef religieux yi mais di jiital ci nuyoo bi sama sëriñ muy sëñ Axma Mbàkke moo xam ne mooy sama porte mooy sama wasila ci yoonu murit bu loolu buñ ci jógee maa ngi sant sëñ Cheikh Ndiaye muy sama nijaay di sama sëriñ di sama xarit ma ànd ak moom bu ma ci jógee maa ngi nuyu sama papa Mor Samb maa ngi koy nuyu bu baax nuyu Pam sama tonton Pam Ndiogu di nuyu délégation yi ma ànd ñëpp muy góor muy jigéen di ci tàmbali di nuyu mooy le responsable des jeunes muy Mader Diak bu ma ko waxee wax naa xale yëpp yéen doo leen ay xale parce que xale bu loxoom setee mën a ànd ak mag wax na ko léegi vous avez un défi à relever te j'ai l'habitude de dire que il y a une nouvelle conception de la jeunesse africaine maintenant les jeunes d'aujourd'hui sont des êtres créatifs capables de fournir des solutions pratiques à leurs problèmes c'est pourquoi nous devons les aider nous devons favoriser l'autonomie et reconnaître le bon travail c'est-à-dire aider
cette jeunesse à prendre des initiatives pour en être autonome, en leur déléguant certaines de nos responsabilités, le rendra plus responsable et plus productif. bu loolu weesoo maa ngi nuyu Ndeye Fatou di jël nuyoo jigéen ñëpp di ko teg si Ndeye Fatou mu wasaare ko man nag sama wax du bëri mais buñ ma gisee tey jii may wax dina xaw a jaaxal ñu bëri mais dina yëngal Sénégal lu ko waral lenn kese la man mi dayu di mi maa fi indi woon APR man ak Moustapha Ngom ak maire Maymouna Diallo parce que nag man la boo gis doo dara man moom duma dara bu ma ne man la dama jàpp ne man maa ngi aj sama mbagg mais je suis humble moi mais je connais mes qualités mais mes points forts et mes points faibles et j'en ai conscience de mon style et de mes performances mais en étant toujours un homme humble et modeste bu loolu weesoo li ma bëgg a wax du bettu ñu bëri mais dina jaaxal ñu bëri lu tax du bett ñëpp dañuy wax ne El Hadj Kane c'est un homme qui est propre c'est-à-dire qui est sincère mais la sincérité n'a pas de prix je l'ai très tôt compris que le mensonge donne toujours des feuilles mais ne donne jamais des fruits kan moo ma ko jàngal muy sama mentor qui est le géniteur de l'APR feu maître Alioune Badara Cissé kéwal du tëb doom jëbët wax ma kii na bëgg ma wax la sa jikko j'adore cet homme c'était un homme plein d'honneur et de probité il m'avait dit que l'honneur est le sentiment dignité morale estimé le plus haut que tous les biens kon dinaa fexe ba sàmm ak loolu mais li ma bëgg a wax te ñëpp di ko xaar lenn kese la man El Hadj Kane bu ma xalaatee benn affaire loo xam ne dama tëdd mënumaa nelaw ma tëdd mënumaa nelaw ñetti yëf la ba ñaar mën naa ko tënk ci ñaar benn mënuwaa trahir sama conscience parce que ki ma jàngal politique ñi ma jàngal politique muy Macky Sall muy maître Alioune Badara Cissé ñoom dañ ma jàngal dëgg bëgg sa réew lépp loo mën a am El Hadj jëlal sa réew teg ko ci kanam képp ku dana toroxal sa réew bàyyi ko dem ànd ak sa réew te loolu laa bëgg a leeral bu loolu weesoo ma xam ne ki ma jàngal politique wan na ma ginnaaw te avant muy may wan ginnaaw am na lu mu ma dénkoon te am na lu mu waxoon ma ne man de waruma trahir sama li ma waxtaan ak paa bi muy benn ñaareel bi ma gis sama population sonn boo xam ne te man xam naa ne man de am na lu ma yàlla may mooy am naa tuuti jom ragalu ma nag mais jomm naa lu bëri sama àdduna ba tey du ma mën a wax yenn yi parce que nag dañ ma formé ci ay éthique te am na loo xam ne jomm naa ko man El Hadj Kane parce que toujours maa ngi sàmm yenn relation yi ma am ak doomu aadama yi te dama koy continuer di ko sàmm parce que la politique nag c'est l'art de gérer la cité loolu kese la mais bu ma ko xalaatee loolu dinaa ci ñëw sama xel kenn la njëkk a dem tey bu ma ko waxee dina ñëpp dina seen xol dina sedd waxuma ko en tant que sama tante wala en tant que leneen mais en tant que leader koo xam ne tey jii jigéen boo tudd ci Afrique tey jii pour man moom lay njëkk a tudd lan moo ko may jomam fitam ngorom muy kan muy honorable Aïda Mbodj koo xam ne tey jii dafa weex tàll buñ ko takkal te du nangu mukk ñu koy takkal on va soulever le mérite incha allah bu ma ñëwee waxtaan ak moom à partir de 23h30 à 1h 2h du matin en tant que deux hommes d'État maa ngi koy tooñ ma ne ko vous êtes un grand homme avec grand H ndeysaan effectivement ñu waxtaan jour boobu la ma gën a impressionné Momar wax na ko en passage maa ngi lay nuyu Momar bu ma la gisee xàmmeewu ma la xam naa ne sikkim bi la ndeysaan lépp fekke na ko lépp seede yooyu na wax si sama modeste personne war na ko def parce que lépp fi la fekk mais jël naa lépp rek delloo ko askan wi parce que man duma dara parce que l'union fait la force bu ma waxtaanee ak sama tante ma ne ko man de damaa jàpp ne bis ni ki tey génn naa APR te loolu mooy ndaje bi bis ni ki tey damay wax adduna bi yëpp ne jóge naa APR dem si yeewu askan wi mais nag wax ko rek boo ko waxee rek yam foofu pour man du safe parce que ñëpp a ngi déglu lu waral lii nous avons un gouvernement qui est légitime mais qui est injuste et cruel
quelle phrase importante, je répète cette phrase. La force sans la justice est tyrannie, et que la justice sans la force est impuissante. Trop, c'est trop. On a un gouvernement qui est injuste. Pourquoi? On a un président de la République qui ne rêve pas à voir les gens se révéler. Il ne donne pas le leadership aux autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que faiblesse la wala lan? Je ne sais pas. Damay bàyyi nit ñi xalaat si. Bëgguma ko sànni xeer sama xarit la sama lépp la. Monsieur le Président, loolu lañ leen xaar si yow, mais malheureusement defoo ko. Ku rey sa ndono su suba ñaaw. Exemple rek laa lay jox si maître Alioune Badara Cissé. Ma ne jour bu mu ko wàccee dama ne Macky Sall fan la jëm. dellu si mu wàccee Mbaye Ndiaye. dellu si mu commencé nag di wàññi di jéem a xeexal avec ses adversaires te politique boo nekkee parti au pouvoir dalaa soxla ku lay opposé ku lay recadré ma ne ndeysaan ñun ñi xam ne am nañ tuuti xam-xam nag moo tax ma ne Maawo Ndiaye li mu wax Maawo dama la koy dëggal ay dëmbooj am na ku nekk mais nag am na ñu baax ñoo xam ne am na leen tey jii waaye Yewwi Askan Wi am nañ gan man duma dara meluma nenn mais jomm naa ñu wax dara si man te sikk naa ñëpp jàmm te am na loo xam ne nag tamit wax dëgg yàlla nit duma ko taxaw di ma ko wax fii si biir APR kon loolu sant yàlla la bu loolu weesoo muy injustice boobu mu dem si Khalifa Sall dem si Déthié Fall dem si Ousmane Sonko mi xam ne c'est l'espoir de la jeunesse sénégalaise même africaine mais ñi ñoo ñàkk ki ñaan kii dafa toog Walfadjri mu ne Ousmane Sonko est un phénomène ma toog sama xarit ma ne non non c'est Aïda Mbodj qui est un phénomène parce que tey ku ne Ousmane Sonko na Aïda Mbodj lu waral loolu yaa baax xale yi tey ji star la lu waral loolu parce que yaa bëgg ki ñëpp bëgg yaa uuf ku ñëpp uuf Ousmane Sonko tey jii bu xoolee Aïda Mbodj yaay la koy jàppe Aïda Mbodj kon yow yaay la bu loolu weesoo lu tax ma génn dama ne on a un gouvernement qui inflige la souffrance des Sénégalais loolu mooy lan dafa teg ay askanam lu metti bu ma ko limee mooy xoolal dund bi te dund mooy lépp teg dañ ne Olof Njaay lu mu wax dëgg la saako bu defu dara du taxaw nit bana naa góor da lay góor ci dara Sénégalais yi sonn nañ monsieur le président de la République te xam naa ne mënatoo contrôler dara jamono ji li lay bëgg mooy que ñun wax nañ la ko waxati nañ la ko dañ lay gunge ba 2024 mais ngala nag bool kenn du ko ñedd ma continuer lu tax Sénégalais yi xoolal ndox courant xoolal nit ñi buñ feebaree duñ ñime sax dem hôpital léegi lan la ñuy wax des réalisations mais à quel prix moi je suis un rêveur et notre rêve devient toujours réalité nous les architectes moo tax ma ko à quel prix dafa am monsieur le président des ñoo loo xam ne mooy priorité te pour développer un pays xam naa ne yaa ma ko gën a xam xaw ma lu tax defoo ko mooy base bi mooy l'agriculture l'industrie le transport la pêche et l'artisanat est-ce que benn dox na si tey jii déedéet moo tax xale yi dugg si di dem man nag loolu encore loolu moo tax ma démissionné sama xalaat ak sama vision ñenn kenn laa yaakaar ne mën naa am mooy Yewwi Askan Wi maa ngi ñaan jeunesse Bambey maa ngi ñaan jigéenu waa Bambey maa ngi ñaan mag waa Bambey nan woteel Yewwi Askan Wi le 31 juillet parce que ñoom lañ yaakaar ne ñoom mën nañ faj vraiment problème mu askan wi maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaw c'est bon vraiment am na solo kàddu yi leer na kon pour ñu continuer rek cérémonie bi ñu jox Modou Sène Fall mi nga xam ne moo jiite comité électoral départemental bu la grande coalition ou bien l'intercoalition Yewwi Wallu moom it mu dalal jàmm suñu gan elal
dëgg la El Hadj aussi nee na moo ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ànd nañu ak moom mënta lim ñëpp waaye moo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp surtout nag sa sœur jàbbaka bi nga xam ne jàppale na ko taxawu ko na ko lépp ñoo bokkandoo jàng bokkandoo yaru bokkandoo lépp El Hadj nee na moo ngi lay sant di la gërëm kon ñu jox monsieur Modou Sène Fall moom it mu sànni ci ay kàddu. asalaamaaleykum maa ngi nuyu toute l'assistance di jël sama nuyoo di ko teg ci loxo honorable soxna Aïda Mbodj mooy bokk conférence des leaders teew ci jataay bi mu jàllale ko ci képp koo xamante ni toog nga ci biir salle bi ci turu comité électoral départemental ñu ngi dalal El Hadji Ousseynou Kane ci ñëw bi nga xamante ne ñëw na fekk ci Yewwi Askan Wi ak intercoalition bi pour apporter dooleem apporter xam-xamam apporter mën-mënam ak pas-pasam sëñ Cheikh Mbacke genn Fatma doon wax am mën-mën ak xam-xam loolu seetlu nañ ko ci El Hadji Ousseynou Kane ñu am ci mbégte lool ndax moom comme Mawa Ndiaye dañuy jàpp ne wala bokk nañ ci sénégalais yi nga xam ne xam nañu ne jamono yi ñu toll ku bëggal liggéeyal Sénégal di nga bokk ci cette grande coalition Wallu Yewwi conscience boobu wala prise de conscience boobu mu def ak ay ñoñam ay xaritam ay sympathisants ay dëkkandoom mais surtout ay mbokkam loolu am na solo loolu la Yewwi Askan Wi soxla ku mel ni El Hadji Ousseynou Kane koo xamante ni lu mu dugg du ci duggantu parce que ku déglu di nga xam ne borom pas-pas la ku gëm boppam la ku bëgg réewam la parce que jamono bi ñu toll nii ku bëgg sa réew rek mooy poser acte bi mu posé nii xool na seetantal na ak ay xaritam ak ay mbokkam gis ne tey jamono bi dafa laaj ñu ñëpp ñu ànd sauver Sénégal Yewwi Sénégal Wallu Sénégal kon ñu ngi lay féliciter bu baax di la dalal jàmm au nom du comité électoral départemental au nom des comités communaux mais même au nom de la conférence des leaders loolu après soxna ay dina si dikk mais man li ma mën a wax daal ci turu intercoalition bi ñu ngi feeñal suñu mbégte di leen ñaanal aussi acte bi ngeen posé mu nekk acte boo xamante ni acte buy yokk acte buy jariñ acte buy indi ndam ci commune Bambey mais aussi ci commune yëpp parce que ku déglu xam ne borom mbokk la wax rek ne suñu candidat bi soxna Mame Seye bi ma ànd ak moom ci département bi ci pré-campagne li ma seetlu mooy commune bu ñu dem rek am na fa ay mbokk ma ne mais soxna Aïda juumul ci choix bi mu def ci candidat Mame Seye Ndiaye loolu dafa am solo ñun Bawol ñun ñëpp ay mbokk lañu te élection yi jëm nag élection départementale ak nationale te élection départementale ak élection locale lu laal ci département local rek dafay laaj mbokk kon boo dëkkee Bambey bon jariñoo waa Bambey mais jariñ Bambey tekki Bambey nga nekkoon ci foo xamante ni ñëpp gis nañ ne wax dëgg yàlla réew mi doxul li ñu digoon ci ay baax surtout président Macky Sall li mu waxoon ci gestion bi nga xam ne moom la promettoon Sénégalais gisuñu ci dara kon loolu ko waxal yàlla di nga xam ne tey réew mi metti na
sénégalais yi sonn nañ sénégalais yi dañu war a wàllu sénégal dañu war a yeewi ndokk nag bi El Hadj Ousseynou Kane bokkee ci ñi nar a yeewi Sénégal kon ñu ngi lay féliciter bu baax a baax di sant toute l'assistance au nom du comité électoral départemental maa ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf. merci beaucoup Modou Sène Fall kaddu yi am na solo kon ñu jox kon El Hadj ba léegi mooy sant rek di gërëm yaayam ji mu fi fekk muy soxna Ami Diop nee na moo ngi lay sant di la gërëm mais bala ma laa jox président damay ñëw ci discours El Hadj bi parce que dafa am loo xam ne c'est une responsabilité bu ñu demee andiere àdduna ba toll 2012 mu am yaakaar ci Macky Sall indi ko fi bokkati ñu ko fi samp ndax yaakaar mooy tax ñëpp ku nekk dem fu nekk yaakaar jooju bu amoon tey bu ñëwee ba 2022 gisatul yaakaar jooju xool souffrance population bi xool Macky Sall fi mu jëlee réew mi mu dégagé waat ay mu ñëw mu xam ne yaakaar jii mu amoon gisatu ko moo ngi ko am tey ci la grande coalition Yewwi Askan Wi moo ngi ko am ci l'intercoalition Yewwi Wallu moo ngi ko am tey ci leader fii ci département bi ci yow El Hadj loolu courage ku am courage rek moo koy def ndax yaakaar ngay am ci nit ànd ak moom boo demee ba gisatoo yaakaar di courage nga mën a am nag na ko la ma yaakaaroon yow gisatuma ko fa ma am yaakaar te réew mi laa bëgg a kii loolu citoyen bu nekk war na cee am kii te loolu mooy vote utile nit buy ànd wala buy voté da ngay voté utile xam ne fii fu ma fi defee sama doole li ma yaakaar ci dëkk bi fi laa koy am moo tax Bambey képp kuy opposition nekk ci département bi ak foo mën a bokk boo bëggee changement am grande coalition Yewwi Askan bi bii nga war a woote pour que ñu am majorité à l'Assemblée nationale li ñu bëgg ñu am ko mooy le départ de Macky Sall en 2024 bu fekkee dañ koy baal ñu jëlee ko avion ndànk mu dem bu ñu ko baalul ñu caw xiir gi rek mu dal ci kaw kon ñu jox honorable mu tëj waxtaan bi. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi leen di nuyu di leen sant maa ngi massawu nag mbooloo mi parce que ñi ñu àndal ci suba ba léegi depuis 9 heures ñu ngi circuler dem gaawaan doon mottali dem présider benn meeting jàmm gën ci taw bi damay wax ni détermination moo mën lu nekk te détermination moo tax ñu def tey programme mu tey bi yëpp yàggale ko ngeen may ma nag kilifa yi toog gannaaw bi ma leen nuyoo siyaare leen ma jël ziar bi teg ko ci loxo sëñ Mor Samb nga joxal ma ko kilifa yooyu nga dendal ak sama sang boobu Pape Gueye sëñ Cheikh Serigne Badiane ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sama doom Mamar di ko sant bu baax doom ju baax la ku yërëm yaayam ngeen may ma nag ma dalal sama doom samay doom sax laa war a wax ndax El Hadj ñëw na permettre ma mën a adressé wu publiquement ak Maawo te seen ànd tam dal sama xel rassuré na ma bu baax a baax a baax a baax parce que man lu ma leen dànd xam naa ni gaynde ngeen te fa ngeen jóge xam nañ ni gaynde ngeen ma di leen nag dalal ci turu conférence des leaders de Yewwi Askan Wi parce que sunu organisation amul hiérarchie ñun ñoo ni Khalifa Sall mooy président de la conférence des leaders bañ ko jëkkee wax dañu ni dañ koy moomante waaye maturité ak ña fa nekk wóolante moo tax ñu bàyyi Khalifa Sall muy président de la conférence des leaders wax nga ko Ousmane Sonko yàlla dafa dogal ni mu mel yëgalu ko sax boppam ndax humilité ña fa nekk ñépp xam ngeen leen te sëñ Moustapha Sy Al Maktoum moo ñu wax ca Tiwaawan ni am na mbooloo moo xam ni ku ca bokkul war ngaa xoolaat sa bopp yow ci réew mi nga dëkk te li ma lay wax dama koy wax ak ñépp ñi nga xam ni
ñëw nañ rejoindre Yewwi Askan Wi parce que li gën a jafe mooy nekk ci nguur ñu yore xaalis di ko foye di def naka sudul noonu xaalis bi di ko def lu jaaduwul au moment où am na doomu aadama yoo xam ne bu ñu añee duñu reer au moment où am na doomu aadama yoo xam ne ñemewuñu dem faju ji ndax ragal ku leen bindal ordonnance au moment où ñu ngi dàq xale yi ndax amuñu inscription ñu ngi leen di dàq ndax amuñu matériel au moment où université bi mu ngi surchargé ba ñu jël ay xale dugal leen ci diggante asamaan ak suuf ñu naan virtuel ci moment boobu ñu ngi sax yàq xaalis bi parti bi ngeen jóge 5 milliards la génne ni moom lay def ci campagne électorale fàtte souveraineté askan wi fàtte autonomie askan wi fàtte priorité askan wi yéen ngeen ni du ngeen bokk ci loolu yéen ngeen ni da ngeen am jom yéen ngeen ni seen askan moo leen ñor yéen ngeen ni la sëñ Moustapha Sy waxoon bëggu leen xoolaat seen bopp da ngeen a bëgg a dem fa dëgg ga nekk mais jaaraama félicitations samay doom félicitations El Hadj Maaw félicitations ak ñeneen ñi ñëw ñëpp ñoom Budi Baas ak ñeneen ñi ñëpp ku am conscience su ni lii nag dafa war a arrêté am conscience su ni dañu war a taxawal nag lii parce que wax naa ko sànq ci kanamu sëriñ si ma demee ay jaaxal ak daara ji nee naa leen nit ñi daan nañ campagne élection législative nit ñi daan nañ taxaw mais tey dafa am lu dab assemblée nationale te loolu foog ñu wax ko parce que guléet benn groupe député dem daal dee ne am na luy dugg ci Sénégal te xam nañ xaalis biy dugg ci Sénégal te ñu ko fi dugal duñu nit ñu baax parce que ay góor jigéen lañ ñu ne xaalis boobu dugg na ci réew mi te day ñëw yàq sunu askan yàq sunuy doom ñu ne léegi nag au lieu que ñuy nekk di jaabante di jaawale naan est-ce que ñii dëgg la est-ce que du dëgg li gën mooy nañu criminaliser benn yoon l'homosexualité bu ko defee ñëpp am jàmm te bu boobaa bu ñuy tooñ tubaab yi kenn dootu leen mën a tooñ parce que tubaab nag ku fonk institution la tubaab ku fonk loi la exemple bi ñu jël mooy dañ ne Idrissa Gana Gueye su fekkoon ne Sénégal voté woon nañu loi contre l'homosexualité mais kenn du ko imposer pour muy sol ay t-shirt homosexuel kon LGBT du ñu am benn pouvoir ci moom parce que dëkk adresse su dëkk mooy assemblée nationale adresse su dëkk mooy dëkk bi lan la voté loolu ñu bëri dañ cee gàlle ku def nguur rek gàlle nga ci man su ma demee ci benn dëkk rajo télévision nationale bi laay jëkk a xool parce que télévision nationale bi moo war a génne la nga xam ne moo officiel ci dëkk ba xool assemblée nationale ba xool yan loi lañu maye foofu yan loi la ñu tere ku dem ci dëkk te bëgg a xam ne dëkk bay doxee noonu ngay def ñu sant leen ko ñu bañ kon lu fa jullit yaay defati est-ce que jullit yi war nañoo voté la te ñooñu nga xam ne ñooy encourager l'homosexualité non alors que ku nekk xam ne ñooñu dañu am agenda te seen agenda kenn mënu leen ci jële fii nga xam ne fi la réew mi toll itam ñuy naxe sénégalais yi naan guerre Ukraine Sonacos sa ngi nii à côté bañ leen di wax nañ développé Sonacos bërki démb rajo Bambey FM teg na ko di génn sama intervention bi ma doon defal le ministre de l'industrie wax nga ko mbay ak industrie ñooy defar réew Sonacos dafa suqali woon Bawol ñu rey Sonacos parce que ñàkk priorité ñàkk xam-xam ñàkk vision tax ñu wëlbatiku daal dee ne guerre Ukraine moo tax amuñu diwlin guerre Ukraine moo tax diwlin di jar juróom-benni junni quand même nit ñaa ngi bëgg a dee bërki démb benn waaye nee na ma te loolu man xam naa ko boo yóbboo fukki junni marché ceeb ak diwlin nga ciy am looy jënde ndawal looy jënde yu sew donc foofu Sénégal toll waa ji def ne woon ku neutre rek traître nga ku neutre rek yaa trahir donc kenn amul droit neutre moo tax dama leen di féliciter bu baax a baax ñaareel ba état bari na doole boo xam ne te yéen ay nit valeur ngeen yoo xam ne fa ngeen nekkoon xamoon nañ seen njëriñ donc su fekkee ni mën ngeen leen a wan gannaaw en toute sincérité jël seen courage à deux mains yëlif seen bopp mais ça veut dire que yorelu leen dara yorelu leen dara maawa nee na
bu kenn joxuma ci dara lu tax ba ëllëgee mënumaa demal sama bopp waaye aussi yéen it yore lu leen dara El Hadj Kane su fekkoon ne dañ la dénkoon xaalis ne la organiser nga def ko su naka sudul noonu doo leen woon gannaaw kon yaakaar naa ne tey la candidate xelam war na dal maam say je pense que say doom ñëw nañ sa xel war naa dal dara ñoru leen nag lu dul dëkk dara ñoru leen lu dul développement dëkk bi ngeen fekk fi nag seen ay frères et sœurs ci kër gi ñoo xam ne ñoom it dara ñoru leen lu dul àndandoo rek defar dëkk bi parce que wax naa ko fii ku bëggee doo fi nekk fii ku bëgg xaalis bu yomb doo fi nekk parce que amu fi xaalis bu yomb bi mu nga de l'autre côté bu ñu ko bëggoon xam nañ nuñ koy amee à commencer par moi mais nag intéressé wuñu ñun intérêt dëkk bi moo ñu ñor dëkk bi nekk ci jàmm moo ñu ñor or ku nekk xam na ni Macky Sall ku ko jox majorité boobu dina ko utiliser parce que la mu bañoon a signé ni daf du signé pour ñu contre les contre troisième mandat limitation des mandats mu ne du ko signé la tax mu bañ koo signé mooy bu ku ko wutalati majorité dina ko instaurer fii ci Sénégal daal di contre limitation mandat def mandat à vie alors que ñu nekkuñ ci royaume démocratie moo tax ñu fal ko démocratie moo tax kenn ku nekk am droit bëgg am droit bañ nekk effectivement ci li nga xam ni moom nga bëgg te loolu nag du dañ parce que yéen xale yi ñun dañ leen di protéger xam nga nu ñu leen di protéger mooy su daree ñu joxe suñu bakkan dañ koy joxe pour yéen ngeen am jàmm te suñu dee gor noonu la ñu def parce que réew mi am nañu fi joxe seen bakkan pour démocratie am nañu fi ñàkk seen place pour démocratie am nañu ñu tëj ngir démocratie am nañu sonn ngir démocratie am lan moo tax ñun ñi dem ba nekk ca cat la duñu ko sonnal suñuy doom dañ leen koy sonnal te démocratie moom mooy am la ma waxoon nag Moro wax ko ñoom Modou Sène Fall mii wax naa ko sax Maawo moom laa lay wax El Hadj yéex a ñëw gi rek laay jooy parce que yéen xam ngeen ni bu ngeen ñëwoon kenn du ma juumloo su ngeen ñëwoon kenn du ma trahir ndax di ngeen mët li ngeen doon ndax doom ngeen te maa leen jur te ku jur yërëm ku jënd sa kanam parce que am na loo xam ne doo ko def sa yaay am na loo xam ne ku bëgg nit doo ko def am na loo xam ne ku bëgg dëkk doo ko def parce que opportunisme bi metti bi moo indi traîtrise bi mais ku fi nekkati traître da nga koy dégg doo am jàmm fii traître yi du ñu am jàmm te waratuñoo am jàmm du ñu am jàmm te waratuñoo am jàmm parce que dinañ payer de la traîtrise maa leen ko wax kon booba ba léegi ñu ngi porté ji ay plainte ñu ngi def lu nekk ñaari yoon gendarmerie woon na suñu ay nit ba tey ci suba mais bu ñu ñëwee ba wax ak gendarme yi dinañ xam ne dañuy utiliser doole état te loolu jeex na parce que des jeunes cadres ñoo nekk léegi ci institution yi nekk ci magistrature bi nekk ci gendarmerie bi dootuñu ay parti état yooyu boo ma xoolee sax ma dem boole jële gendarmerie ñu jàpp la jeex na amatu fi donc nañ jub moo ëpp maanaam ñuy dem naan dañuy porter ji plainte ñan li ñu ci des mooy ku yaakaar ni mën ngaa tooñ nit làqu ci gannaaw police wala làqu ci gannaaw gendarmerie du am dañ lay teg ci yoon donc man jàpp naa ni yéen a nekk ci dëgg man dama am fierté ci yéen El Hadj dama am fierté ci Maawo am fierté ci ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañu rejoindre pour porter le combat bi xam ngeen ni dinañ ko porter parce que dañu defoon ni bu ñu génnee Ousmane Sonko ci liste yi du battre campagne d'ailleurs dégg naa wax nañ ko sax nee nañ Ousmane Sonko ak Aïda Mbodj bett nañu dañ defoon ni suñu refoulé seen liste dañ ay geddkat lañu lu tax ñuy gedd te ñu war a defar réew mi kuy defar réew mi di nga gedd ku bëgg a dindi lu bon di nga gedd ku bëgg a dindi corruption di nga gedd ku bëgg a dindi corruption doo gedd da ngay toog pour wax ak nit ñi ni leen gis nga boobu ba léegi campagne ñu xam nga lu ñu yaakaar mooy jël seen këyit yu bon yooyu ak seen bopp fas yu bon yooyu jël ko laxas ci xaalis di ko joxe dama leen di wax nag ni leen xaalis bi bu leen ko gedd jël leen ko parce que su ngeen ko jëlul dañ koy rënk ci seen compte yi jël leen xaalis bi lekk ko seen xaalis la c'est l'argent du contribuable lekk leen ko yéen a ko moom na rees ak jàmm bu ngeen duggee ci bureau yi ngeen wote Yewwi Askan Wi
du dañ doon wax naan dañuy dàq Ousmane Sonko ak Aïda Mbodj du nee nañ du nekk ci liste yi waaw léegi nag boobu moo baax parce que cette liste yëpp am na photo bii rek moo amul photo bu baax bii nga xam ne mooy ñëw libérer le Sénégal le 31 juillet 2022. merci beaucoup waxtaan bi am na solo lool kon ñuy fàttali aussi mbooloo mi ne honorable mii ñi nga xam ne moom ñoom la bokkal conférence des leaders muy la grande coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu dañ fiy ñëw samedi le 23 lañ fiy ñëw kon te loolu nag caravane la mbiru jeune la mbiru xale la kon jeunes yëpp ñoo ngi leen di woo ñu ñëw le 23 ñu teeru Ousmane Sonko ak leader yëpp ñu ñëw fekk si fii seen mbokku leader muy honorable ñoo ngi ciy woo ñëpp ñu waaj ko préparé ko heure bi 14h 15h rek waaye daal ku yeewu 10h rek na nga wut si fii. 14h parce que dañuy njëkkee Diourbel. waaw kon dañuy njëkkee Diourbel kon 14h rek ku añ ba pare rek na nga dox wut si fii ci escale bi ñu dem teeru ji ko yoonu Njaaréem ànd ak moom wër dëkk bi ñoo ngi ciy woo ñëpp képp kuy muy góor muy jigéen ak ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñoo bokk ci intercoalition bi ñoo ngi leen ciy woo merci beaucoup. waaw kon mbokk yi comme ni ngeen ko déggee c'était la déclaration de ralliement de El Hadj Ousseynou Kane ak l'honorable député Aïda Mbodj yu ñëwoon donc vu les images gis ngeen c'est officiel maintenant monsieur El Hadj Ousseynou Kane rejoint officiellement la coalition Yewwi Askan Wi devant l'honorable Aïda Mbodj, membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Donc comme ni ngeen ko gisee on va essayer peut-être de prendre quelques interventions de quelques nit ñoo xamante ne teewe woon nañu mbir mi waaw on a en face de nous monsieur Lamine Samb ñëwoon teewee la déclaration de ralliement de El Hadj Ousseynou Kane membre fondateur de l'APR qui vient rejoindre officiellement la coalition Yewwi Askan Wi en présence de l'honorable député Aïda Mbodj. Monsieur Samb, sa impression n'est-ce pas ci déclaration Ousseynou ak nan lañ ko gisee ou bien nan leen ko accueillir. Merci madame Diallo di xanaa di rafetlu le fait que El Hadj Ousseynou Kane ñëw rallier la grande coalition Yewwi Askan Wi et la grande intercoalition Yewwi Wallu parce que instant bi képp kuy Sénégal épris de justice képp kuy Sénégal épris d'équité képp kuy Sénégal épris de démocratie di nga ñëw rallier la grande coalition Yewwi Askan Wi parce que instant bi gis nañu coalition bi fi nekk muy benn tas yaakaar dafa tas yaakaaru Sénégal yi si fànn yu bëri bu la jëlee sur le plan de la démocratie nit ñi amatuñ jàmm bu ñu jëlee sur le plan de la justice jaadal moo fi am bu ñu jëlee sur le plan des denrées lépp loolu jar dërëm léegi mu jël ñaar dërëm si misaal bu jëlee bidon de bu doon jël 14 000 francs léegi mu si 30 000 francs saako ca ba doon jël 12 000 14 000 léegi mu si 15 000 francs donc il est temps que ni que El Hadj Ousseynou Kane defee képp ku ko xam ne yaa ngi nekkoon Benno Tas Yaakaar nga ñëw rejoindre la grande coalition pour ne pas rater le train de l'histoire parce que lu ko may que le 31 juillet 2022 Benno Tas Yaakaar du am sax 50 députés incha allah rabbi l'intercoalition Yewwi Wallu aura la forte majorité pour conduire la bonne politique boo xam ne moo mener le Sénégal vers l'émergence aussi tamit la bonne politique pour nga xam ne président Macky Sall lii di troisième candidature du ko xalaat parce que bu toogee ba ñàkk fayda ba am la majorité dina gën a des si boppam troisième candidature tey constitution mayu ko morale mayu ko crédibilité mayu ko donc probité mayu ko donc il est temps que tout Sénégalais nga am pas-pas am fulla am fayda bu la 31 juillet nga jox la majorité à l'intercoalition Yewwi Wallu. Donc vous souhaitez la bienvenue à monsieur El Hadj Ousseynou Kane dans la coalition. waaw ñu ngi wax El Hadj Ousseynou Kane dalal jàmm ne ko ay frères la fekk si ay sœurs la fekk si ay waajur la fekk si di ko wax ñu ñëpp on est des fils de Bambey ñëpp on est des fils du Bawol ne ko ni ko soxna Aïda Mbodj wax rek xanaa yéex ba def rek la ñuy wax mais incha allah ñoo ngi koy dalal bu baax a baax bu mu am benn jeune bu mu am benn complexe il est chez lui
et qu'il n'a qu'à faire comme il est chez lui ñu ko wax bismillah yàlla ñu yàlla may na au soir du 31 juillet 2022. Merci monsieur Samb, merci de cette belle intervention. Comme ni ngeen ko déggee moom tamit il est l'un des membres, n'est-ce pas, de la coalition de Yewwi Askan Wi de Bambey moo doon souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas, à El Hadj Ousseynou Kane, membre fondateur, n'est-ce pas, de l'APR qui vient rejoindre la coalition Yewwi Askan Wi. Si on peut avoir une dame pour son impression, Madame Ndiaye Né Anna Sow, première adjointe au maire de Bambey et membre du parti AND de l'honorable député Aïda Mbodj moo ñëwoon également teewee cette déclaration de El Hadj Ousseynou Kane ñoom it ñu koy laaj lan mooy impression également ci événement bi tey. asalaamaaleykum waa Bambey ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp vraiment di rafetlu di magnifier instant bii nii parce que lii tey di venu monsieur Ousseynou Kane dafay wane ni rek tey jii ak Bambey nous avons des jeunes conscients de la situation de leur vie tey jii lii dafay wane ni tey Bambey am na ay doom muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw yoo xamante ni corruption yóbbuwu leen yoo xamante ni gëm nañ seen bopp yoo xamante ni Bambey moo leen yor ñoo xamante ni tey jii li ñu naan dañoo bëgg imposer la cohabitation incha allah rabbi à l'hémicycle loolu moo leen ñor ak luy développer Sénégal moo war a tey jii ñoom ñu am seen fit am seen courage jël seen courage en main wane ni tey jii muy APR muy parti bu mu mënti doon lenn ñoru leen lu dul le développement du Sénégal lu dul lenn ñoru leen lu dul tey jii askan wi lii ñuy dund te lan lañ ci am yaakaar mu dul ci Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal intercoalition bi nga xamante ni ci l'histoire politique du Sénégal ñu ngi ko fi doogay gis moom kese ñoo fi mën a jëlee la mouvance présidentielle bii di APR ñu cher gi Macky Sall ak du mu àndal ñu askan wi sonn nañu nit ñi sonn nañu dund bi seer na noo ngi ci ginnaaw Aïda Mbodj tey nan ànd ak Sonko jële fi Macky Sall. allez jërëjëf gis ngeen suñu mamboy boobu moom it indi na contribution am ci mbir mi xew tey di jàpp ne peut-être que mag ndaw xale jigéen ñëpp kontaan nañ n'est-ce pas ci déclaration bi di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon et comme on le dit toujours quand c'est important c'est sur Bambey TV. Honorable